édifice ak yenn monument yoo xam ne sànq bu ñu ko déggee dafa am coow loo xam ni dégg nañ ko fi ay bés bii bu baax mais yàgg nañ ko ruuma naat tamit ci réew mi statut wu Faidherbe ba bu ma jëlee exemple ba ca Ndar ndax war nañ ko fa delloowaat samp ko waat ko wala déet pont Faidherbe ndax war nañ ko continuer tuddee Faidherbe wala déet bu ñu ko waxee nag histoire day dugg politique day dugg lu bëri day dugg ci aspect boobu. Charles kon moo njëkk si gan yi balaa may ñëw ci yow wala tamit bu dee da ngeen bëgg am kàddu yu particulier yoo xam ni da ngeen koy yóbbante ci dëj yi nga xam ni tegloo na fi wala ñu bàyyi ñu def ko rek ci biir waxtaan bi bu jotee ay ca ñu defee ko noonu bismillah donc ni ma wax est-ce que du kilifa yu mel nii yi ñu wane léegi nii ñu dëddu monsieur Berthe ngay architecte te bokkoon nga ci mairie Dakar commission ba sax yaa ko jiite mi doon saytu nu ñuy def pour dindi yenn tur yi indi fi yeneen ci seen gis-gis naka la war demee ak liggéey boobu ngeen sumb fu mu mujjee ndax gis nañ ni bu dee am na it bëriwul. jërëjëf li ñu war a jëkk ràññee mooy ne mbiru tuddee maanaam utal mbedd walla koñ walla place. kuñ koy tuddee d'abord acte politique la buy méngoo ak jamono jo la mu laaj ci politique ki war a bàkku wane boppam ci gànnaay wane boppam ci doole wane boppam ci xam-xam wane boppam ci diine ci yooyu la koy jaarale li ci gën a bare li ñu ci tënk rek li ñu fi gis ginnaaw indépendance mooy li ñuy wax ci anthropologie marquage du territoire daanaka colon bi dafa wane njàmbaaram ak doole ba mu am ay misaal yoo xam ne day fàttali toujours jëfe ñu demoon ci yooya moo xam ci xare ci ay nit yu mu faat ci leneen lu mu tëral daal lu muy fàttali ci ñun naka la ñuy xoolee dëkk walla réew dafay mel ni comme nga ubbi benn téere di tourner ay page boo jógee léegi génn fii jëm place de l'Indépendance bërëb boo ci romb am na lu muy indi sa xel loolu page la booy tourner ci jamono ci xew-xew ak ci li ñuy dund nii tey am na boo jaaree nii am na li xewoon boor yi boo rombee sa xel da cay dem bu fàttaloo ko donc ay rappel la ci biir loolu nag nam nañu di joxe loo xam ne da lay tax sawar ci li la may ndam nga di ci tette ak di ci yar say gone ak sa njaboot kon misaal yi ngay bàyyi yu taare lay doon yoo xam ne macha allah bu ci nit jubloo rek danaan yu mu la jàngal lu bare ci wàllu diine ci wàllu comportement ci wàllu xam-xam dana doon daal royuwaay ba tax na ñu yaakaaroon ne am na yoo xam ne war nañ ko fi mën a jële waaye nag duñ ko ci jëlee du noona ndax commune de Dakar boobu nga doon wax amoon na ci jamono ñu bëggoon baptiser benn place ak benn mbedd bu yaatu sax ma ko wax ko sax place de l'Indépendance li ñu bëggoon débaptiser jox ko beneen tour ak boulevard de la République xëy na sax bu doon yeneen mbedd ki boulevard dana gën a yomb waaye fañ ko nattee muy symbole nation place de la place de l'Indépendance ak beneen bi boulevard de la République symbole yi muy représenté mayuñu ñu gome ko def ci leneen ndax yooyu c'est des fondements de la nation loolu rek pour delloo si ne na ko Senghor defee woon bi Sénégal moomee boppam lu mu jëkk samp mooy place de la nation ñu di ko woowee obélisque tuddul obélisque place de la nation la tudd mu ne nañ ko def monument boo xam ne bu taara lay doon buy fësal ne ñun moom nañ suñ bopp léegi
mooy li ma doon wax sànq rek ci marquage du territoire ak demee na xëy na buñ gën a xuus. danaa gën a détaillé ci yenn yi. incha allah alors Pape Djibril lu tax may wëlbatiku ci yow dafa wax ñoo xam ni ñu def lu taaru lañ ci seen jaar-jaar ci tarix ak xilaas yi réew mi te defe naa ñaar ñi dëddu tey ak ñeneen ay yeneen góoru yàlla yoo xam ni jaar nañ fi waaye Serigne Pape Malick Sy mi bu ñu déggee seede yi maam Cheikh Tidiane Seck mi bu ñu déggee seede yi wuyu nañ ci mandarga ñoo xam ni ak ñeneen ñu ma ko waxee mérito nañ ñu tuddee leen ay bërëb ba ca dëkk yoo ñu cosaanoo rek mais fii ci Ndakaaru nga xam ni mooy capitale bi ñëpp di fi daje Pape Djibril donc njaal mi dañ koy teg sa loxo ndax xam nañ cofeel bi doxoon seen diggante bismillah. der di sant yàlla bu baax Tiwaawan laa jóge nii foofu laa yendu tey di sant bu baax aussi famille Seydi Hadji Malick yëpp ci taxawaay bi ci jàppante bi ci jàppoo bi nga xamante ni gis naa ko fa tey taxawaay bu rafet di ci jiital xalif sëriñ Babacar Sy ibnu sëñ Mansour di ko gërëm bu baax ci taxawaayam ak njaboot gi yëpp di ziar aussi monsieur le maire Gaaya man am naa chance dem Gaaya parce que dama doon def sur le pas de Seydi Hadji Malick donc mais gis naa moom it taxawaay bi mu fa am te lii ñuy waxtaane moom dafa commencé ci collectivité locale am malheureusement il n'a pas beaucoup de moyens moo tax liggéey ba des na trop peut-être dina si ñëwaat et au nom du marketing territorial ñoom loolu rek lañ mën a valoriser pour permettre nit ñi ñu mën a ñëw buñ ñëwee mën fa am xaafiya mais tey jii moom bu organiser gàmmu tey foofu ci Gaaya nit ñi mën nañoo am sax bañ a am sax réceptif yoo xamante ni dina leen mën a dalal foofu donc loolu lu kii la ma bëggoon ci taxaw donc li ma bëgg a wax rek mooy di ñaanalaat sama sëñ Pape Malick Sy suñ borom xare ko aljana bu baax a baax te teg loxoom si njabootam man moom mënuma ko fay ndax sama jëmm ju ñàkk solo ji rek tax na mu taal otoom ñëw ba fii doon ma seet waaw te boobu ba tey it du ma génn benn weer te woowu ma waxtaan ak man waaye yéema ci àdduna nga xam saa bu daan raccroché rek c'était presque un cours magistral pour man donte ñetti baat lay wax ak man une grande ouverture un sens de l'écoute extraordinaire et j'ai beaucoup réalisé ça depuis bi mu jóge fi ci laa gën a reconsidérer li nga xamante ni yëpp moom moo ko doon wax donc di ko ñaanal bu baax suñu borom xaare ko aljana bu baax a baax a baax donc sujet bi dafa tombé contexte bi moo am solo waaye dafa nekk tamit benn bëgg-bëgg benn yëg-yëg boo xamante ni daanaka boo xoolee certaines sociétés civiles et une jeunesse africaine dafa nekk loo xamante ni dañ koy réclamer dañu ko bëgg du Sénégal rek yan yoon la ñuy jaar nag mooy question bu mag bi kan moo koy def tudd na léegi décision politique mais il faut que ñu xam aussi ñun ci sunu aménagement du territoire le cadre de vie mais lan mooy cadre de vie ban signification la am ci ñun cadre de vie dafay participer à l'éducation à la formation et à l'orientation même ci xale bi parce que tey jii bu xale juddoo nga ne ko tudde naa tali bi diw tudde naa ko diw mooy yow ci sa conscience collective ci mémoire collective yi bëgg nga kooku ñu bañ ko fàtte léegi nag su boobaa léegi dañuy jël ñun ñu tudde ñu xool lan moo tax ñu war leen a bañ a fàtte symbole aussi lan lay signifier ci suñu quotidien suñu définir loolu ba pare l'importance du cadre de vie l'importance des symboles d'un monument nan lay parce que lépp lu ñuy def rek mooy ci processus de socialisation xale bi nan lay def ba am loo xamante ni dina ko ci dimbali mu màggawaale ko ci environnement sociologique mooy li sociologue yi tuddee les habitus mooy bien culturel yooyu nga xamante ni ci environnement sociologique am la koy jëlee donc la question fondamentale pour man mooy su fekkee ne Faidherbe la ñuy wax Faidherbe ban yitte la ñu am ci bañ ko fàtte ban yitte la ñu war a am ci bañ ko fàtte war nañ ko bañ a fàtte war na am na fu mu war a apparaître comme ñoom ñëpp d'ailleurs am na war na fu ñu war a apparaître mooy ci sunu livre d'histoire yi ci sunu jàngale ba ñuy jàngale ci sunu contenu ci système éducatif mën nañ fa apparaître waaye dafay tax rek xale bi tamit ñu wax ko ne ko sa continent subir na ay injustice subir na esclavage subir na colonisation ñii ñoo ci joué rôle ñii ñoo ci joué rôle ban rapport nga war a am ak ñooñu parce que justement xam nga Senghor jamono bu nekk dafa doon ñu wax rendez-vous du donner et du recevoir xam nga soo demee dinañ la jox c'est pas pour rien que nous sommes une société de consommation c'est-à-dire que mais ñun lan la ñuy yóbbu suñuy dem lan la ñuy yóbbu ba ci ñi nga xamante ni amee nañ leen sax di leen tudd tey
di leen tudd ni ñu leen di tuddee fu ñu toog di leen waxtaane mais liñ ciy waxtaan daanaka pour nga génne ko sax problème la parce que déjà ni ñu koy waxtaanee daanaka dafay xaw a doy waar nga xamante ni waroon am un travail scientifique boo xamante ni dinañu ci mën a dimbali bu baax a baax pour ñu mën a envisager li nga xamante ni mooy suñu tey ak suñu ëllëg pour man c'est un grand débat c'est un débat qui mérite d'être posé pourquoi Faidherbe doit figurer ci suñuy Faidherbe te li ñu ko fi tuddee dafa bari man dem naa ba Bakel fekk fa pont Faidherbe bu xawma Bakel fekk fa palais boo xamante ni Faidherbe bi moo ko moomoon donc c'était vraiment yoo xamante ni il faut que ñu waxtaanee ko. Bouba bismillah yow it. waaw vraiment di jaale comme ni ko gars yi defee